Que le public puisse identifier les personnalités lui faisant face et devant prendre la parole pour partager avec eux cette pensée islamique, qui est la suivante, soumise à sa réflexion, qu'on appelle communément le thème. Quelle offre éducative pour une famille musulmane? C'est le thème de la conférence. Cette conférence sera menée par Oustaz Hamid Ba. Oustaz Hamid Ba, c'est lui qui est assis juste à ma droite, au milieu, entre ma personne et Oustaz Massali. Oustaz Hamid Ba est comme tout Sénégalais qui a eu à faire un cursus scolaire, de l'élémentaire au moins secondaire. Il a eu à étudier au Camp Thiaroye, tout son cycle primaire, et le moins secondaire au lycée Lamine Gueye. Après, poursuivre ses études universitaires à Saint-Louis, à l'université qu'on appelle Gaston Berger, où véritablement, il faut le saluer, il a été imam pendant 5 ans. Après, M. Oustaz Hamid Ba est allé évidemment approfondir ses études à l'étranger. Cela en est connu. C'est un honneur pour nous qu'aujourd'hui, nous le trouvons parmi nous. Donc, il a étudié en Malaisie et il nous est revenu avec exercice comme fonction consultant en communication. Il est marié. Soyez le bienvenu. Merci. Oustaz Hamid Ba. Merci beaucoup. À la droite de Oustaz Hamid Ba, vous avez Oustaz Abdallah Massali. Abdallah Massali, lui, est une personnalité du rassemblement islamique. Bien sûr, après passage à l'association des élèves étudiants musulmans du Sénégal. Abdallah Massali a étudié à l'école publique d'Adéane, une localité à quelques kilomètres de Ziguinchor. Et son cycle moins secondaire, il l'a fait au Saint-Malik Fall de Ziguinchor, pour obtenir son baccalauréat au lycée Guignago de la même localité. Abdallah Massali a étudié au département d'arabe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il a décoché sa maîtrise afin d'exercer la fonction de enseignant en arabe, aujourd'hui formateur au CRFPE de Ziguinchor. Il est aussi marié. Voici deux grandes personnalités aujourd'hui qui nous feront l'honneur de partager avec enthousiasme, plaisir, et je crois bien, et je garde cette conviction-là, que c'est avec passion, bien sûr, à la limite de la sunna, qui nous enseigneront ce que le thème recouvre comme quintessence et que nous nous en bénéficierons. Allah tola en salve ko assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ka fale ko aka nyinya ni mo nate kan a halu damma o kana tare la miroto bari salon moji malemu abe kuma kam min fola abalandi la londo le kan abalandi la ala lon ay munke kitabola ani ay munke sunno balundola abole tala ayala
kacha la kan nimbati nantel nimbe gole jambe muruna ya ka dol bal kono wala dol ben kono e bota bakola jara kunda balanda kunda silola dol bota jasin dol bota na paka wonde kundi fo bonna paka wala janna malari donc mbota taran la mambo na taran kide nimbe murula samuta ko Oustaz Amil Ba ngine tommo ala kacha kono mi yama ko ninga balundi se kata alala ngakata sunnola salon ko Oustaz Abdallah Masali ay ñineta aya kadda Amil Ba la kacha kono o kaddaro kono nimmanta kalamuta bake Oustaz Amil Ba ay mufo mba kalamuta la Oustaz Abdallah Masali ala kaddo kono le wolentel sindi jang wolen sindal ñaato bari na londo soto man sindi jang nañi ñama sindi jang nga kalamuto ñama mbidiyamo taala nga di mummu nakka calati bi mummu Oustaz Amil Ba Amil Ba vous avez la parole. Alhamdulillah, jazakallah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة مع السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله mbokki gannaaw bi ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonante bi alayhi salaatu wassalaam di ko ñaanal mook sahabatul kiram di leen ñaanal ngir effort yi nga xam ne def nañ ko xëy nañ gontu nañ góorgóorlu nañ joxe nañ seen dund joxe nañ seen bakkan joxe nañ seen alal joxe nañ seen temps joxe nañ seen énergie joxe nañ seen jeunesse ngir lan diine bii nga xam ne tey ñoo ngi koy waxtaanee fii tey ñu mun see jot ba tey ñu mën a taxaw tey am sañ-sañ di ko waxtaanee suñu biir ginnaaw boobu ñu leen di nuyub lislaam te mooy yàlla na jàmm borom bi subhanahu wa taala ak yërmande yàlla ak barkeem nekk ci yéen ginnaaw gi suñu mbokk yi nga xam ne ñooy waa Sédhiou wallahi ñoo ngi wone suñu mbégte bu baax ñoo ngi kontaan bég lool lu tax ñu kontaan bég mooy que ne gis nañ ay jeunes ñoo xam ne suñ leen xoolee dañuy fàttali suñu démb ñun bien vrai que ñun ñëpp nous sommes des jeunes mais on a vécu avant vous parce que on a été élève avant vous on a été étudiant avant vous moo tax suñ leen xoolee dañ leen di considérer comme suñuy rakk yoon bii ngeen jaar yoon boobu lañ jaaroon yoon boobu lañ doon jéem a góorgóorlu ba tey moo tax suñ leen gisee suñu xel dina dal suñu xol dafay sedd ginnaaw boobu di ñaan lépp li nga xam ne am nañ yéene waxtaanee ko tey fii yàlla ci yàlla dimbali ba mu am njëriñ lool ñu mun ko jëfe parce que waxtaan li ci ëpp solo nekkul waxtaan bi neex na nekkul waxtaan bi am na solo mais li fay jóge mu nekk ay échange ñu mën si jàngat suñ ci jàngatee nag suñ jógee ñu mën a defarowaat sahabatul kiram loolu lañ ñu rawee woon ñoom benn borom xam-xam day wax naan sahaaba yi ay nit lañ comme ñun doon def ay erreur ànd ak seeni imperfection mais à la différence comme ñoom ak ñun fan la différence bi nekkee mooy que ne ñoom ils savaient gérer leur imperfection loolu mooy différence bi sahaaba yi xamoon nañ ne ay nit lañ mais daf leen wóoroon ne suñ defee manquement xam nañ naka la ñuy dafa mën a gérer seen manquement loolu rek moo ñu différencier ñun ak sahaaba yi kon nañ xam ne ñoom ay nit lañ ñun ay nit lañ li Antoine de Saint-Exupéry doon wax ci Vol de nuit ce que les autres ont réussi on peut toujours le réussir kon du miracle effort bi ñu def ba yàlla jàppale leen ñu réussir ko
ñun tamit suñu góorgóorloo def effort boobu suñu borom jalla wa ala mu jàppale ñu bu baax. exemple yi du ñu manqué tey su ngeen delloo guerru Afghanistan bi njëkk bi 79 ba 89 diggante Afghanistan ak Union soviétique Abdallah Azzam daf ci bind benn téere tuddee ko ayatu rahman fi jihaad al afghan mooy miracle yàlla yi ci guerru Afghanistan mu ne ñoom dañoo amoon ci sikk sàkk dañoo amoon yaqiin une conviction mathématique que ne yàlla yónni na ay malaaka ñu ñëw di leen jàppale te loolu li ko dëggal mooy Moustapha Kanjour bu muy expliquer Mohamed Issa Daoud ci benn téere bi ñu tuddee xiwaar saqafi maal jinn muslim téere boo xam ne nit ak jinn ñoo ko bokk bind moom muy expliquer en tant que jinn musulman mu ne ñun dañ doon wàcc ci terrain bi sol ay trait sol ay kaki ndiroog ay nit suñu rombee musulman yi ñu ñuy nuyu ñu jàpp ne ay nit lañ fekk ay jinne musulman lañ ñëw di leen jàppale di leen appuyer kon ni yàlla jàppale woon nit ñi Badar jàppale ko sahaaba yi Uhud noonu la leen jàppale ñoo tam Afghanistan moo tax ñun tamit effort suñ ko defee ci yoon wii gëm na yàlla mun nañu jàppale ni mu jàppale wee woon sahabatul kiram noonu la ñuy jàppale waaye nañ xam ne nag nit iman te mooy la foi li nga xam ne moo koy déterminer yazidu wa yanqus dafay yéeg mais également dafay wàcc dafay yéeg ci jëf ju baax mais day wàcc ay bàkkaar moo tax sahaaba yi suñu daje woon seen biir da ngay dégg ñi ne taal bi na nu'minu saa aw nasdaadu imaanana da ngay dégg ñuy wax naan fàttali leen ñu nañ fàttalante nañ waxtaanaat suñu biir pour lan pour que ñu gën a gëmaat yawmal qiyaam mais également suñu imaan ñu yëkkatiwaat ko parce que nit ni ko yàlla bindee ak environnement bi nga xam ne moom lay dund su amul ku koy rappelé waat di ko fàttaliwaat di ko tegaat ci raay di ko expliqué waat day am tendance di am relâchement muy delluwaat ginnaaw di nekkaat koo xam ne day bàyyi moo tax ñoom li ma leen wax rek effort boobu ñu doon def pour que ñoom seen imaan seen gëm yàlla di nekk gëm yàlla boo xam ne bu kawe la ñun tamit loolu lañ bàyyi loolu moo ñu sonnal moo tax tey da ngay gis musulman yi ñu nekk ñoo xam ne dañoo delluwaat ginnaaw laxisme yóbbu leen lool ñu nekk ay laxistes nekk ñoo xam ne dañoo bàyyeeku parce que lu tax daanu du ñu renouveler waat li nga xam ne mooy seen pas-pas mooy seen imaan di defaruwaat di fàttalikuwaat gëm na ne ay nit lañ dëgg-dëgg nit am ay force ak ay faiblesse mais war a góorgóorlu def effort ba force yi ñu gën ko renforcer faiblesse yi ñu xool naka la ñuy koy trouver ay solution thème bi ñu war a waxtaanee tey dafa ñëw ci li nga xam ne mooy contexte am ci jamonoom parce que gis nañ tey problème am na ci kaw suuf lii nekkul Sénégal rek mais c'est mondial problème éducation tey nit ñëpp tey ñu ngi ciy wax te ngeen xam ne éducation dafa bëri ay façon modèles yi dañoo bëri mais li ci ëpp solo tamit attirer seen attention ci mbir moomu mooy la question de l'éducation dafa préoccuper société bu sa jaar yépp amul benn société bu jaar ci kaw suuf lu dul la question de l'éducation waxtaanee nga ko jël nga ko en main jëm ci góorgóorlu pour orienter li nga xam ne moom mooy ñi nga nekkal léegi nag ci loolu amee islam bi mu ñëwee am na lim ñu proposé mais lu jiitu ñuy wax ci l'islam lim ñu proposé dama bëgg a attirer seen attention ci benn mbir mooy que ne éducation yi mode yi dañoo bëri modèles yi dañoo bëri éducation yu bëri am na ci le modèle religieux basé d'abord sur le choix d'une femme pieuse pudique comme ni ko l'islam santaane mais également tamit nga ut borom kër boo xam ne bu baax la bu ragal yàlla boobu tey suñu xoolee ci wàllu diine islam dafa ne góor balaa ngay xalaat di yar ay doom d'abord ki ngay takk na nga xool ki ngay takk nga tànn ko nga xool ban jigéen nga war a takk ban jigéen nga war a amal doom mais également ku jigéen ci ñu ne ko balaa ngay xalaat di fonder famille xoolal ban góor ngay ut xam nga l'islam daf ñu jàngal mu ne ñu jigéen mun nañ ko takk ci ñeenti critères yëpp dagan na su la neexee nga jël bu la ci neex nga takkee ci soxna amul benn problème Ibnu Qudaama nee na lépp wér yéen sansan dafa jàngale mu ne jigéen mun nañ ko takk
parce que da nga gis ne dafa nekk une femme belle de par sa beauté mu convaincre la nga takk ndaw si islam wax na loolu yoon sax moo ko jàngale nga gis benn femme bu rafet nga takk ko Ibnu Qudaama neen lu wér la parce que hadis la soo neexee nga def ko muy benn deuxième bi yoon sax la mu ne jigéen mun nañ ko takk de par sa richesse nga gis ne femme bi elle est riche femme bu am xaalis la nga nekk dama koy takk parce que bëgg naa man tamit takk koo xam ne am na alal du ma takk cas social dagan na beneen bi mën nga xool de par sa filiation nga xool ndaw si fan la bokk ci ban askan la bokk nga xool ne affiliation dafa nekk lu baax ci diine nga tànn filiation bu baax nga takk ndaw si beneen bi nag mooy bi nga xam ne ci wàllu diine la 100% xooloo taar xooloo alal xooloo lenn mais lan moo lay intéressé yow ci ndaw si lan la mooy diine ndaw si moo la intéressé yonent bi nee nag su ma leen doon conseil nag ñett yëpp valable na mais ñeenteel bii laa leen di conseil takk leen ki nga xam ne moom moo am diine su ngeen ko defee du ngeen ko regretter du ngeen ko rëccu loolu moo concerné ku jigéen ki ku góor ki yonent bi ne nit su ñëwee seen kër di bëgg a takk seen doom su fekkee ne am na jikko ju rafet fekkee ne gërëm ngeen jikkoom gërëm ngeen diineem na ngeen ko may soxna kon góor su amee comportement bu baax teg ci am diine nañ ko may li nga xam ne moom mooy soxna kon gis ngeen modèle li nga xam ne mooy religieux bi su fekkee ne boobu lañ basé wu rek dañuy gis ne kon boobu mooy bu njëkk comme exemple tey nit ki mun nga ne balaa may takk damay xool koo xam ne ku am diine moom laay jéem a góorgóorlu jéem ko takk beneen bi mooy le modèle traditionnel basé sur le culte de la soumission la dévotion par rapport à son mari bii nag du l'islam moo ko wax mais société yi ñuy dund en tant que société dafa ancré ci wàllu tradition daf lay ne soo bëggee takk soxna demal nga xool jigéen boo xam ne une femme soumise lay doon mooy jigéen boo xam ne bu déggal jëkkëram lay doon bu nangul jëkkëram lay doon loo ko sant da koy def loo ko tere da koy bàyyi mu nekk koo xam ne daanaka daal moom léppam yow yaay kilifam loolu tamit am na modèle boo xam ne boobu tamit boo xoola bi ñu fekk la ñetteelu mooy le modèle moderne qui prône la liberté de l'enfant à choisir sa religion muy ñetteel bi nga xam ne tey da ngay takk yàgg ndaw si seen yoon nekkul ci li ngeen di jur mais ndaw xale boobu di judd su màggee moom mooy dem naan ab màgg naa am naa 18 ans may xool diine bu ma neex tey man ma tànn diine boobu kon ñetti modèles yi ñoom ñoo am bi si njëkk islam mooñ ci orienté mooy boo xam ne ci religion la basé wu ci religion nga xam ne nit ki day nekk ku ragal yàlla la muy ku góor ki ak ku jigéen ki am diine beneen bi tradition la mais ñetteel bi nag mooy bi nga xam ne moom mooy bu moderne kon lii su leeree si ñun li ma doon wax mooy islam bi mu ñëwee famille ak éducation wax naa leen dañuy expliquer que ne société fi jaar yépp éducation dafa nekk loo xam ne def leen préoccupé dañ ci bàyyi seen xel mais dañ ci liggéey bu am doole li tax mooy société yi dafa am lu leen régir société bu nekk dafa am ay normam yaa ngi dégg am ay réglam léegi nag normes yooyu société yi ñoo koy établir teg ko dañuy wax naan pour nga baax parce que normes yi mun nañ wute selon société yi nga xam ne ñoom xoola foofu ngay dem yi ngay fréquenter par exemple tey au nord mun nañ jàpp ne lii baax la nga dem au sud ñu jàpp ne loolu nekkul lu baax léegi nag société yi nag ngay dem nga xam ne ku nekk dafa am ay normes établir ko teg ko ne ñoom lii lañ jàppee lii mooy baax ku remplir critères yi dañ lay considérer comme nit ku baax mais ku remplirul critères yi ñu considérer comme nit ku bon yooyu dafa am loo xam ne daf ko encadré li ko encadré te ëpp doole lépp nag moom mooy diine moo ko encadré moo xam diine l'islam la moo xam diine christianisme la léegi nag su fekkee dañoo jël nag ci diine yi par rapport ak civilisation yi nga xam ne ñoom ñoo fi jaar civilisation bu nekk dafa am version ci sujet bi ñu tuddee éducation léegi nag ñoom éducation
lépp li nga xam ne ñoom dëppoo nañ ko nag ci civilisation yi au delà li nga xam ne moom mooy diine yi say nag garab thème bi daa xaw a technique quoi xaw ma nag ndax du xaw a kii loolu laay ragal tout c'est bon baax na waaw d'accord c'est ça ok c'est bon léegi soo xoolee éducation boobu mooy déterminer la qualité du citoyen loolu nañ ci bàyyi xel mais également moom mooy déterminer le niveau de développement et le projet de société par rapport ak individu ak citoyen bi nga xam ne moom lañ bëgg a jëmbal ci li nga xam ne moom mooy société li ma wax nii nag muy l'islam muy christianisme mais également muy àdduna léppam ñoom ñoo ci dëppoo ñoom ñoo gëm ne éducation lii la war a def ci doomu aadama léegi suñ jëlee li nga xam ne moo ñu gën a concerné ñun te moom mooy l'islam daf ñu am lum ñu jàngal ci éducation islam dafa ne éducation dafa am ci li nga xam ne mooy li ñuy tuddee le savoir dafa am ci li nga xam ne mooy ci li ñuy former doomu aadama am ay programme yoo xam ne dañ koy tegal nit pour mu mën a nekk koo xam ne nit ku baax lay doon nit ku jub lay doon islam mu jël li nga xam ne mooy savoir bi nga xam ne mooy connaissance bi nga xam ne moom la ñuy inculquer xale boobu mu lié ko ak li nga xam ne moom lañ tuddee éthique ak dialogue si ngeen comprendre mu jël xam-xam mu lié ko ak éthique ak dialogue mu ne xam-xam bi nga xam ne moom lañ bëgg a former xale bi yaree ko xale bi su fekkee ne éthique daf ci lal nekk ci suuf mu nekk mbaax li ensemble doon wax al birr husnul xuluqi mu ne la bonté c'est le bon comportement mooy mbaax bi nga xam ne moom lañ xamee nit ñu lalee ko ci li nga xam ne mooy éducation bi ñuy yaree xale bi mu nekk koo xam ne ay valeurs yu am doole mooy nekk ci moom mais également mu nekk koo xam ne ku mën a communiquer ak doomu aadama lay doon ba nga xam ne du lor nit ki ci wàllu communication dina mun a dialoguer ba nga xam ne li mu bëgg dina ko am mais dina nekk utile par rapport ak société am islam mu ne ñaar yooyu suñ ko lié ba mu ànd éthique ak dialogue mu ne li muy créer ci doomu aadama comme résultat mooy une condition de l'humanisation day dem ba nga xam ne doomu aadama boobu nit ci dëgg nit lay créer kon l'islam bi mu ñëwee xoolul ne damay yar nit rek pour mu réussir mais islam nit lay defar dafa ñëw pour defar koo xam ne su taxawee mu wax su taxawee comportement nga gis ko da ngay xam ne nit moo taxaw bëri na doomu aadama bu am jëmm doomu aadama sa forme physique da ngay gis ne c'est une forme humaine mais comportement yi muy dégager su jëflante ak yow rek nga dellu ginnaaw moo tax l'islam bi mu ñëw li mu njëkk régler mooy day créer une condition de l'humanisation par rapport aux citoyens mais également par rapport à l'enfant bi nga xam ne tey moom la ñuy nekk ki nga xam ne moom la ñuy former beneen bi mu neeñu pour l'islam ba léegi l'éducation réussie mu ne éducation bi ñu jàppee ne mooy éducation bu réussir mooy éducation bi nga xam ne mooy former un citoyen équilibré mooy citoyen boo xam ne du ëppal mais day nekk citoyen boo xam ne day incarner le juste milieu bi alxuraan jàngal ñu wa kadhalika ja'alnaakum ummatan wasata yàlla mi ne lii laa leen bindee ngeen nekk benn société boo xam ne bu juste milieu ngeen doon kon l'islam li muy jàppee ne mooy éducation bu réussir mooy xale bi muy former yar ko citoyen boobu muy former demain mooy doon citoyen boo xam ne bu équilibré lay doon lépp li mu munti dugg ab lépp loo ko munti jox moom lu muy xool rek il cherche le juste milieu lay xool du nekk un extrémiste mais également du nekk un laxiste du ëppal lool ci liñ ko jox mais du yonjox lool mooy du nekk koo xam ne day dellu ginnaaw lool ci liñ ko jox beneen bi nga xam ne tamit l'islam li mu considéré comme éducation bu réussir mooy citoyen bu muy former day doon un citoyen compétent au-delà équilibré boobu day nekk compétent léegi moom luñ ko mënta jox moo xam ci wàllu liggéeyam la moo xam ci wàllu école la
moo xam ci domaine bu mu munti nekk day nekk koo xam ne ko compétent lay doon parce que base bi nga xam ne moo ko formé loolu la génne ci moom en tant que résultat mais yemul ci loolu li muy tuddee éducation réussie day former un citoyen vertueux boo xam ne bu ragal borom bi subhanahu wa taala lay doon boo xam ne bu jub lay doon boo xam ne luñ ko jox avant bi xalaat boppam day xalaat yi nga xam ne tey ñoom la jiite Omar ibnu Khattab bi Abubakar Siddiq génnee àdduna ñu woo ko fal ko def ko amirul muminin dafa commencé di jooy rongo ñi di tuuru sahaaba yi ne ko Omar lan moo la jooyloo mu ne sama problème mooy fal ngeen ma tey fii ma nekk Madina tey maay président jullit ñëpp mais sama problème lenn mooy sama souci diggante tey fii nga xam ne mooy Madina ba Cham fas su fiy daw ba faqastalu yawmal qiyaam man la ñuy laaj en tant que président lan moo tax fas bi faqastalu lu tax defaruma woon yoon yi ba fas yi ba mun a daw te du faqastalu gis ngeen kooku conscience bu nekk ci moom parce que formation bi nga xam ne moom la am la moom xalaatatul nit ñi dépassé na doomu aadama yi mais rabu àll yi nga xam ne sax dañoo nekk ci suufu gouvernance am moo ngi xalaat seen bien-être moom moo tax éducation bi l'islam def mooy éducation bu réussi bokk na ci li muy defar ci doomu aadama mooy que ne nga nekk citoyen boo xam ne bu jub ngay doon mais également boo xam ne bu ragal borom bi subhanahu wa taala moo tax mu ne lii su fekkee feeñ na ci phase éducation loolu la ñuy tuddee une éducation réussie mais li koy complété nag pour réussite bi nekk dëgg réussite boobaa dafay conjuguer lu ñu tuddee authenticité ak progrès parce que nit ki tamit islam du yar doomu aadama mu am capacité yu mu am yëpp rek mu croiser les bras nekk koo xam ne du doon acteur de développement ci li nga xam ne mooy société bi muy dund loolu nañ ci bàyyi xel loolu suñu problème la dañuy yar suñuy membre yar nit ñi ñoo am ay comportement yu baax nekk ay jullit yu baax tey nit ñi dañ leen di wóolu ci côté yëpp mais li war a développer li nga xam ne mooy koñ bi ñu nekk quartier bi ñu nekk secteur bi ñu nekk ñoom ñu nekk si ñoo xam ne kenn du leen ci dégg léegi finalement nit ñu baax ñooñu nga xam ne am nañ jikko yu baax li ma wax sànq ci wàllu ñoo xam ne juste milieu la ñuy incarné ci wàllu ñoo xam ne dañoo ragal yàlla ci ñoo xam ne seen relation ak borom bi dañ koy bàyyi xel bu baax léegi finalement ñi gën a pire ci société bi gën a dëng ci société bi la ñuy bàyyi affaire société bi ñu leen di diriger ñoom ñu nekk ñoo xam ne dañuy mujj dellu ginnaaw loolu ça pose problème moo tax l'islam bi mu nee nag éducation bu réussir nii la mais pour ñu mun a comprendre éducation bu réussir nag day conjuguer ñaari mbir mooy authenticité mais également progrès foo nekk nag foog yow nga nekk koo xam ne da ngay bokk ci acteurs yi nga xam ne dañuy changer mbir mi parce que dafa am adage bi li muy jàngale quand les choses se font pour nous et se font sans nous elles se feront contre nous parce que mbir mi nit ku su taxawee ne yow laay dimbali yow laay jàppale au nom de toi laay gouverner te lépp lu muy def bokkoo ci associé wala ci xamoo ci dara lépp lu muy def contre yow lay doon finalement da ngay toog ñuy voter ay loi yoo xam ne contre yow la contre li nga moom mooy say principe religieux la contre say aspiration religieuse la mais doo ci mun dara moo tax kon l'islam éducation boobu su ko defee ci nit ki ba pare lii mooy finalité li nga xam ne mooy éducation boobu léegi nag éducation dafa am fu muy jaar sànq wax naa leen ko ci choix li nga xam ne mooy ñi war a ànd muy góor muy jigéen léegi nag couple boobu dafa am benn impact ci li nga xam ne mooy lan mooy ci xale bi mooy ci citoyen de demain bi xale bii di judd dafa judd fekk papa mais également dafa judd
fekk yaay. xale en général papam modèle lay doon ci moom, référence lay doon ci moom. xale ba keroog muy mature di comprendre day jàpp ne papam moo mun ci kaw suuf, day jàpp ne papam ñàkkul dara. tey seetlul soo ko dóoree su jooyee su la ñemewul day wax sam papa su ñëwee dinaa ko wax sam papa, parce que jàpp ne ne papam su ñëwee mu régler situation bi. su xiifee mu ñaan kenn mayu ko su jooyee day ne sam papa su ñëwee dina ma jëndal. kon papa day doon référence ci li nga xam ne mooy lan moom mooy ci doom ji. moo tax papa jooju ban papa la war a doon. yaa ji en général doom ji refuge la koy soxlaa, day faral di làqatu ci moom. su amee ay problème gis su ko papa ji dóoree sax ci yaa ji lay làqatu, su demee ci mbedd bi am problème ci yaa ji lay ñëw mu uuf ko. diggante gis nga yaa ji mën na ko dóor léegi mu noppi demaat ci yaa ji. léegi nag ñaar ñooñu dañuy jouer rôle bu yéeme ci éducation xale boobu. moo tax papa su demee ba doom yi commencé di ràññee lu mu mere yaaji ngeen baal ma ci li may expliquer, bu mu mus a saaga yaaj ci kanamu doom yi, bu mu mus a di xas yaaji ci kanamu doom yi. li gën a pire nag mooy bu mu mus a dóor yaaji ci kanamu doom yi. c'est-à-dire ñun tey dañuy jooy ay problème ak ay phénomènes yu am ci société bi tey, alors que ñun ñoo ko créer suñu bopp. da ngay dem ci famille fekk papa di saaga yaay di xas yaay fekk doom yaa ngi toog di seetaan télé seen kanam. ñenn ñi am problème dóor yaay ci kanamu doom yi di gis. mais effet inverse day am. da ngay dem ci famille jigéen di xas jëkkëram ci kanamu xale yi, mais loolu yaa ngi jàngal sa doom loo xam ne tey daanaka rebelle ngay xoolal ngay créer tey. yaa ngi créer benn rébellion boo xam ne xamoo ci dara. xale boobu su génnee fu mu munti dem su fekkee góor la su takkee soxna day jàpp ne li papa ji la, parce que naan papa ji référence yi moom day jàpp ne li papa ji doon def lu yoon la. day am tendance di jéem a imiter papam ci jikko jooju. su fekkee doom ji jigéen la day am tendance di imiter yaayam ci jikko jooju. léegi su fekkee ne yaayam dafa dominer woon papa ji, ëpp ko kattan ci kër gi, mën ko ba am doole di ko xas, papa ji di accepter di encaisser, ndaw si su amee borom kër boo xam ne bokkul ak papam, borom kër googu góor dëgg la, autorité parentale bi tey moo koy exercer ci biir kër gi, ndaw si day am tendance du yàgg ci ménage. parce que fu mu dem jikko yaa ji lay bëgg a yóbbu, te góor gi du ko nangul, divorce am foofu dem. moo tax couple yi lii njëkk defar kër yi, di defar mbedd bi, di defar société, moo ngi bàyyeekoo ci li nga xam ne moom mooy xale yi, moo ngi bàyyeekoo ci moom mooy ci biir kër gi. te loolu impact bi muy am su fekkee xale bi day jàng muy gis ci biir kër gi harmonie amul ci kër gi, xuloo guddi xuloo bëccëg, suy jàng day am problème ci biir classe yi. day xale yoo xam dañoo mënoon jàng, loolu yéen a ma gën a xam en tant que enseignant. moo tax sunu enseignants yi foog ñu nekk ñu vigilant par rapport ak seeni élèves. da ngay gis benn xale boobu day def ay résultats yu baax 1 an 2 ans mu commencé di chuter, doo comprendre lan moo koy chuteloo. da ngay am tendance di gis booy bi muy jël yeneen yoon di emprunter yeneen voie, yow doo ko jege en tant que pédagogue di laaj di poser ay questions di xam lan moo xew. à 90% échec ko xale boobu ci biir kër gi la bàyyeekoo, parce que dootul moonti jàng, day def ay day impacter xale bi négativement ba su demee classe day am problème. beneen bi ci wàllu waajur li muy impacter ci xale muy ku góor ki muy ku jigéen ki. wax naa leen papa référence la. nañ fexe ba yenn bàkkaar yi nga xam ne yàlla dafa ne yii ay bàkkaar yu mag la, nuñ ko mun a éviter nañ ko éviter. parce que bàkkaar yooyu soo koy def day am jeexital ci li nga xam ne moom mooy say doom. ma joxe exemple tey Mariam
bi mu ëmbee am Isa judd mu ñëw ci dëkk bi waa dëkk bi nga gisee mu yore xale dañ ko ne yow de mbokku Haarun bi maa kaana abuki imra sawin wa maa kaanat ummiki baghiya yow de sa papa nekkul woon bandi sa papa nekkul woon nit ku bon sa yaay nekkul woon prostituée kon gis ngeen seedal nañ ko ay waajur yoo xam ne ay waajur yu baax lañ ay waajur yu jub lañ parce que xam nañ ne waajur yu baax règle mooy dañuy am doom yu baax exception bi nag yàlla moom moo koy def moo tax yow tam en tant que papa en tant que yaay am na ci yenn xeetu bakkaar yi da nga koy éviter le maximum possible parce que soo ko deful day impacter ba li nga xam ne moom mooy sa njaboot yi ngay jur moo tax yow sansam ci benn xadis day expliquer mu ne su ngeen di takk soxna xool leen ñi ngeen di takk parce que sidit dafay wàlle comme su fekkee mën naa ko expliquer noonu yaa ngi dégg parce que nit ki su fekkee deretam dafa am deretu caaxaan soo deful ndànk dina dem ba topp li nga xam ne moom mooy sa wàllu descendance beneen bi li jëm ci wàllu ba léegi xale ci kër gi li may wax ni ci kër gi génn guma ci mbedd bi lii lépp ci kër gi la xale bi papa ji ak yaay ji suñuy nekk ci wàllu waxtaan nañ fexe ba seeni waxtaan na xale bi di gis ne papa ji ak yaay ji daanaka dafa mel ni ay mag ak rakk yu nekk la dañuy juboo lool dañuy kontaan lool donte ne parfois problème day am mais buñ ko woon xale bi ci kanamam mu koy gis léegi nag li ñuy def noonu xale parce que xale bi su amee 7 ans dafay commencer di enregistrer xale saa bu amee 7 ans rek day enregistrer 3 ans après day commencer réciter li nga xam ne moom la enregistré woon moo tax xale suñu amee 10 ans da ngay gis suñuy foo da ngay gis kenn day incarner man papa la keneen ki incarner man yaay laa parce que liñ gisoon ci biir kër gi dañ ko enregistré léegi commencé nañ màgg ñoo ngi commencé nag di réciter li nga xam ne moom lañ jàngoon moo tax l'islam jàngal ñu xale suñu amee 7 ans nañ leen séparer buñ leen boole ñuy bokk di fanaan rawatina góor ak jigéen góor ak góor sax li gën soo amee moyen nga séparer leen rawatina nag góor ak jigéen parce que inceste yu bëri foofu lay commencer parce que 7 ans day enregistré 10 ans day pratiquer te lu ma gis rek da koy jéem a pratiquer loolu beneen bi ci loolu weesoo yaa ji ci wàllu communication am na ci yenn xeetu baat yoo xam ne bu ko faral di wax say doom xam nga parfois nga nekk xale ci kër surtout jigéen la ëppee nga mere ko di ko ne doo tekki dara yow vaurien nga yow amuloo kenn di njëriñ loolu su yàggee xale bi da koy intérioriser day jàpp ne moom nii la mel te nii la war a màggee warul tekki dara warul nekk koo xam ne ko war réussir lay doon ci kaw suuf léegi genre waxee ngay wax xale bi day ñàkkloo fayda li nga moom may xale bi moo tax xale da ngay bokk ci di koy valoriser nga koy encourager mais nga koy yëkkati di ko récompenser di ko wan ne jàmbaar la di ko wan ne amul ku ko mën mais également ngay waxtaan ak moom gis nga 7 ans fu ko xale amee nañ faral di am culture di toog ak suñuy doom di waxtaan ak ñoom di échange ak ñoom parce que situation yi ñuy dund jamono ji ak suñu papa yi dafa wute bu njëkk suñu papa yi ñu ne ñoom bokkuñu da ngay gis mu nga nekk sa papa daanaka li ngeen di communiquer du bëri relation yaag sa papa defal la nga def bàyyil nga bàyyi moo tax soo xoolee ñun suñu dañuy am tendance suñu yaay li ñuy gën a ñeme que suñu papa yi parce que noonu la ñuy éduquer ñun nag am na ci ñun ñoo xam ne ñoo ngi koy def ba léegi loolu du ma ne baaxul mais gënul xale day bëgg di xam te day poser question yu bëri te jamono ji lañ ko mën a dimbali li muy poser ay question équation yu bëri nag ñu ko ci orienté di ko dimbali pour muy mën a comprendre moo tax foog ñuy waxtaan ak ñoom ci jamono ji bu bëree bëri mais malheureusement li jël place bi nga xam ne tey moo waroon éduquer xale yi
moom mooy réseaux sociaux yi tey famille dañoo démissionné ci li nga xam ne moom mooy yar li nga xam ne moom mooy xale yi. xam nga après révolution industrielle dafa am benn révolution boo xam ne moom moo sonnal àdduna te moom mooy révolution numérique digitale te mooy internet mooy réseaux sociaux yi. doomu aadama yi muy xale yi am nañ ku leen yar mag ñi am nañ fi ñuy waxtaane moo tax cellule familiale mu nekk cellule boo xam ne tey dafa commencé di disparaître nit ñi waxtaanatuñu. imaginal tey xoolal kër mën nga fa dugg 24 heures nit ñi dañuy communiquer seen téléphone la ñuy ëpp li ñuy communiquer que li ñuy communiquer ak doomu aadama yi. am na benn étude américaine bu ne nit ku nekk en moyenne par jour suñu téléphone yi dinañ ko laal 2617 fois par jour suñu téléphone yi suñu yeewoo suñ jógee suñu kaw lali ba keroog ñuy tëddaat lu mu néew dinañ laal suñu téléphone yi 2617 fois. xam nga tey sooy dund nag monde boobu tey foog nga jéem a trouver ay alternative par rapport ak situation bi nga xam ne moom moo tegu. suñ ko deful problème bu rëy mooy am parce que tey xale yi mu neex la mu naqari la nekku ci société boo xam ne dafa nekk ay état yu fort lañ am ba ñu mën a contrôler li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux amuñu ko. am nay dëkk yoo xam ne responsable mel ni Chine soo fa demee mënoo accéder ci n'importe quel site soo demee lu mel ni Malaisie mënoo accéder n'importe quel site. Malaisie soo fa wàccee nga nekk étranger pour nga dugg sa compte Facebook il te faut yaa ngi dégg lu mu dee 15 jours nga doog a dugg li nga moom mooy sa compte Facebook. parce que dañ lay jox ay questionnaire ngay remplir nga pare ñu ne la suba waat nga ñëwaat kër ba keroog ñu identifier la xam ban genre nit nga ñu doog la mun a bàyyi nga mën a accéder sa compte. soo demee Chine soo fa demee su ñuy gisee ngay connecté yenn connexion yi am doole yi dañ lay impose lu ñu tuddee VPN soo amul VPN bi doo mën a connecté wu du mën a génn du mën a accéder ci yenn compte yi. xam nga dëkk yi am nañ seen responsabilité ba nga xam ne yenn sites yi doo ci mën a dugg mais suñu réew yi amuñu loolu. internet xoolal l'internet n'est pas net dañ ko bàyyi ñu tijji ko accès bi nekk accès bu libre nit ku nekk di ci demee nu ko neexee problème yi nag commencé nag di am. loolu moo waral nag tey mbir yu bëri tey pour ñu régler ko dañuy gis ne tey mënatuñ ko régler te da ngay xool génération bi tey ñëpp ñu ngi ciy kaas di wax naan génération la boo xam ne dafa wuteeg génération bu njëkk bi parce que génération bu njëkk bi am na kersa li ñu doon xoolee mag ñi mais tey muy mag muy autorité muy kilifa diine génération bu bees bii tey suñu d'accordul ak yow automatiquement dañ la koy won te duñu nëbbatu ay compte la ñuy créer wan na la carrément li nga wax ànduñu ci critiquer la te duñ ci ragal dara loolu nag dafa am fu mu jógee loolu nag dafa nekk loom lu ñu war a régler la parce que Occident du la jox dara gratuitement monde bi dañoo jël réseaux sociaux yi créer lu ñu tuddee ay forum tijji forum yooyu léegi da ngay nekk fii Sédhiou nga dëkk Sédhiou nga inscrit ci forum boo xam ne forum bu international la ñu fay discuter ay thèmes yoo xam ne yow ay jamono pour nga accéder ci thèmes yi foog nga bokk ci li nga xam ne moom mooy li ñu tuddee élite nga xam ne dañ ko réservé woon rek ak élite bi rek ñoom ñoo ko doon xam fii pour nga xam ko foog nga nekk doomu ministre wala nga foog nga nekk ci gouvernement bi wala nga foog nga nekk diplomate mais tey loolu amatul tey dañoo briser barrière yooyu yëpp léegi booy nag ci forum yooyu ñuy nekk ñuy discuter ci thèmes yooyu léegi nit ku nekk ak fi nga nekk sa expérience dëkk nga koy indi ñoom ñuy gis nit ñi di expliquer ñu ci am ay expérience ba pare ñuy indi ay solution moo tax nag jamono jooju nag xale yi ñooy nekk jeunes yoo xam ne ñooy ëpp xam-xam gën a informé wu sax ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jiite. moo tax ñu leen tuddee une génération interactive mooy génération boobu c'est une génération hyper informée génération boobu dafa nekk en avance sax ci ñi nga xam ne dañ leen jiite parce que suñu politiciens yi nanguwuñu adapté wu par rapport ak situation de l'heure dañuy continuer di diriger peuple bi selon ni ñu doon diriger peuple bi jamonoy 1960 jàpp ne corruption jàpp ne nax nit ñi jàpp ne tey suñ ñëwee tuur fi xaalis
wala jàpp ne suñ ñëwee tey dugal yenn mbir day jàll alors que génération bii nga xam ne tey moom la ñuy dundal génération moom bu dépassé mbir moom la parce que dafa nekk en avance ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jiite. moo tax génération boo xam ne pour comprendre ko foog nga xam li muy dund foog nga nekk seen biir mais foog nga créer ay mbir yoo xam ne ñoom ñooy permettre xale yooyu li leen mun a canaliser. loolu na tey moo tax tey àdduna du yemul ci Sénégal kon ma ko waxee tey soo xoolee tey révolution yi am ci àdduna yëpp ci réseaux sociaux yi la ko gars yi di toggee révolution yëpp foofu lay jaar li ñu bëgg a jàll lépp tey ci réseaux sociaux yi la gars yi di def effort ba nga xam ne tey dañuy góorgóorlu ba jàll ci li nga xam ne moom mooy mbir moom. léegi beneen aspect bi nga xam ne dafa jaaraat ci côté réseaux sociaux yi ba nga xam ne day sonnal population bi mooy li nga xam ne tey daanaka Sénégal xeex na ci mais ba léegi tey mënugu ci avancer mooy li jëm ci wàllu LGBT tey wallahi xaw ma ndax am na fii de mais suñu collège yi suñu lycée yi presque bëgguma avancer ay chiffres ne pourcentage bi nii la toll mais booy lycéens yi yu bëree bëri ñu ngi ci biir moo dama leen éducation bi nga xam ne moom lañ jox xale yi boyal li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi conséquences yi mënu leen ko gis saa tey soo gisee ñu am fit bay mën a yónni ku mel ni Elisabeth Moreno parlementaire française boobu ñëw fi Sénégal bokk ci agenda am ak Tunisie ak Côte d'Ivoire ce n'est pas gratuit parce que xam nañ ne fii dañ fi am ay représentants yu bëree bëri li ñu dimbali nag ñaari mbir la mooy que ne société bi accepté gul mbir moom mais également li ñuy def nii bu leen ko xeeb mooy li jëm ci wàllu diine formation bi ngeen di def bu leen ko xeeb parce que li jëm ci wàllu alal mooy xaalis gaa ñi tuur nañ ko fi ak tuur boo xam ne bu yéeme la ci côté boobu ba pare jox leen ay numéro vert koo ci inquiété automatiquement day woote directement ministère de l'intérieur ñoom ñooy contacter ONG yi ngeen di dégg ONG yi jéem a jël xale yi yóbbu leen bu njëkk da ngay dégg booy dañuy dem ay Europe parce que visa la ñam loolu lañ bëgg loolu réalité la woon bu njëkk mais léegi nekkatul réalité bi lan la orientation sexuelle dafa am ñoom dañ ko gëm na tey ñoom dañoo war a nekk li nga xam ne moom mooy ay gay nekk ay lesbienne ci côté jigéen ñi gëm na tey loolu dafa bokk ci seen liberté loolu dafa am bu njëkk Sénégal société bi en tant que société amoon na ñu leen tuddee góor jigéen mais góor jigéen bi amoon Sénégal ban góor jigéen la mooy góor jigéen bi nga xam ne day nekk comme ku jigéen la dafa efféminé wu suy wax day wax waxu jigéen mun na solu jigéen ba soo demee Ndar da ngay dégg ñu ne ay sabaru góor jigéen ay mbaxalu góor jigéen mais egg ji woon ci wàll di takkante mais tey soo demee ba nga xam ne tey société bi tey lan la gis tey mooy ay góor yoo xam ne dañuy taxaw di def mariage seen biir di takkante seen biir c'est-à-dire li may wax man dama ko xam li tout récemment dox naa ci benn couple te lu si yéeme dañuy am jabar ñenn ñi parce que dañ koy alibi dañ ciy làqatu kooku am na ñetti doom am soxna am ñetti doom mais góor jigéen bu mag la ba pare am ay boy yoo xam ne ñi muy àndal ay lycéens ak ay collégiens biñ demee ba soxna si jàpp ko ci ay message ak ay vidéo man lañ mujj woo en tant que médiateur man maa fa nekkoon bi ma toogee ñiy waxtaan waa ji tam ba xam ne dëgg la mu avoué ma jël téléphone am parce que ndaw si dafa jël message yi mu yoroon yëpp mu envoyé ko sama téléphone ma jël téléphone bi génne ko ma ne ko kii élève terminal la moom si boppam nee na la lii ak lii dina ko def mais lii ak lii du ko mun def parce que examen yi ñoo ngi waaj a ñëw li may wax année passée la pour man ne la suñu booy dañ ci dugg ba jeex takk léegi nekkatul dañ ciy dugg parce que dañoo bëgg visa dem Europe li ñuy dund la muy orientation sexuelle dañ koy dund moo tax société boobu soo ci nekkee
nga gis tey ñu àdduna di doxee dañoo war a tiit bi ñu war a tiit mooy lan mooy nañ góorgóorlu dëgëral li nga xam ne moom mooy société bi ci ni mu nekkee parce que bañ bi ñu ko bañ tubaab bi duñu mës a bàyyi lii dafa nekk lu ñu gëm te ñu def effort pour mu jàll mais société position bi mu ci am Sénégal def leen tiital moo kon nañ ko dëgëral muy benn mais li ngeen di def nii ci wàllu formation buñ ko bàyyi itam nañ jàppal li nga xam ne moom mooy jigéen ñi taxawu leen dimbali leen ba nga xam ne tey nit ñi dinañ am base ci wàllu diine rek moo mën a sauver doomu aadama xam nga keroog bi Paris Saint-Germain di football xoolal rien que demi journée ñu ne bépp joueur bu sol seen yére boobu 196 millions francs CFA lañ lay jox. Gana Gueye le fait que solu ko ñàkk na 196 millions ci demi journée mais am na nit ki su fekkee amul diine nag bokk nañu wax dëgg te yàlla tax nit ki su fekkee amul diine société bi metti amoo alal xiif nga mais ñu proposé la alal boobu automatiquement da ngay basculer nga dem moo tax kon diine nañ yar doomu aadama yi ci li moom mooy l'islam beneen bi la nit ki soo ko yaree ba pare def li la war la des xam nga lan la mooy da ngay ñaanal borom ñaanal ñi nga xam ne ñoom nga yor ñaan borom bi subhanahu wa taala mu jàppale leen parce que toll nañ jamono boo xam ne li yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon wax dafa bokk ci signe yi nga xam ne day wan ne àdduna bi day tukki mooy que nit ki di nga xëy nekk jullit nga gont nekk yéeféer nga xëy nekk jullit pas-pas yi nii lay def nii ak nii xoolal jamono yi yonente bi la sahaaba doon am problème boobu ku mel ni Hanzala génn ci kër yonente bi dem këram génn di triste daje ki nga xam mooy Abubakar Siddiq Abubakar ne ko Hanzala lan la da nga mel ni ku triste mu ne ko man iman bi may sentir su ma toogee ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam su ma demee sama kër du iman boobu laay sentir su ma demee sama kër man xale yi suñuy wax jigéen ñi suñuy coow damay sentir sama iman day wàcc yonente bi Abubakar ne ko li la dal moo ma dal man tamit su ma nekkee kër ga damay sentir ne sama pas-pas dafay wàcc sama iman day wàcc ñu ànd dem gis yonente bi alayhi salaatu wasalaam biñ demee gis ko yonente bi nee na loolu mooy iman mu ne situation bi ngeen di nekk ak man su fekkee may continuer ak yéen ci kër yi continuer ak yéen ci mbedd yi su yàggee ay malaaka dañuy wàcc di leen jox ay loxo di saafonte ak yéen te yàlla bindu leen pour ngeen di mën a saafonte ak ay malaaka fokk ngeen di yéeg fokk ngeen di wàcc kon su fekkee ne société boobu la nit ñi doon yéeg di wàcc kon sunu société bii nit nan lay def mbokk bon dafa bëri de dafa tasaaroo c'est-à-dire mbon dafa egg foo xam ne daanaka yow li yonent bi doon wax ñaar ñu baax di nga gis ñaar ñoo xam ne dañuy njaaloo ni ci mbedd ki gën a baax ci société bi mooy ñëw nee leen gis naa fee benn tabax mu ngeen fa làqatu ngeen def ko du leen ko tere de dem na ngeen làqatu foofu lañ toll tey mooy mbonte dina egg foo xam ne tey daanaka dootul nekk ci mbonte suñu biir te loolu la ko indi yëpp nag cause yi lii la bokk na ci mooy absence su dialogue entre mag ñi ak xale yi dootuñu waxtaan ak ñi leen féetee kaw xale yi ñeneen lañ jël ñuy waxtaan ak ñoom xale yi ñoo ñu gën a comprendre àdduna junni yoon man ñi ma gën a yërëm mooy mag ñi nga xam ne ni àdduna di doxee par rapport ak enti yi xamuñu ci dara ba xatta ñi nga xam ne ay professeur lañ ay enseignant àdduna dafa am vitesse parce que génération wax naa leen ko génération digitale la numérique la li ñu xam xaaj bi ñun xamuñu ko wala boog mën naa ne ñeneen ñi xamuñu ko moo tax ñoom waxtaanatuñu ak ñun rupture de dialogue boobu nag dafa indi li nga xam ne moom mooy mbir moom beneen bi mooy jëlatuñu conseil bu njëkk mag ñi tamit dañoo démissionné parfois ñu jox comme alibi cherté de la vie
mais man gëwuma loolu dafa yomb trop c'est-à-dire parents yi effort bi ñu defoon ba yar leen ñoom ñu def effort ba yar suñu mag ñooñu nag ñoo am doom yaratuñu seen doom yi da ngay gis nit day nekk taaw ci kër mu redressé ay rakkam yépp mais moom su amee doom du mën a yar ay doomam loolu xam naa après incha allah dinañ waxtaan lan moo waral loolu parce que damay tijji ay piste rek wala waral loolu. beneen bi mooy li ñu tuddee copie-coller daf koy indi yow loo gis lu xew fële rek jàpp nga ne war nga ko mën a indi fii mooy toppandoo li ñu tuddee toppandoo loo gis lu xew fële rek nga jàpp nga ko te parfois liñ lay won nekkul réalité dëkk yooyu ñu lay won am na ci yoo xam dañ koy wane parce que marketing la rek am na ci yoo xam dañ koy wane parce que cinéma rek la am na dañ koy wane parce que lu tax dañ ko soxla pour mu jàll ci télévision mais soo fa demee ci wàllu réalité da ngay fekk loolu amul. léegi nag yow nga indi ko fii bëgg a dund far nga gën a dund li gën a bon li nga xam ne dañuy jàpp ne ñoom ñoo ñu gën a bon te mooy tubaab yi bëri na li ñuy xas tubaab yi fekk ñu li ñuy def moo gën a danger li tubaab yi di def. beneen bi mooy suñu yaram dafa feebar mooy que ne fajuwuñu mooy que ne defaruwuñu mooy que ne jànguñu mooy que ne delluwuñu suñu borom subhanahu wa taala. beneen bi mooy àndandoo parce que nit ki ngay topp soo ko mënul influencer daf lay influencer moo tax fexe leen ba su ngeen di ut ñu ngeen di àndal ànd leen ak nit ñu baax nit ki su baaxee day am jeexital ci nga xam ne ñoom la wër ki nga xam ne mooy Nuux ibnu Maryam dafa nekkoon benn borom alal bu bëri mu jënd ay tool mu def fa mu fay bay raisin mu jël benn waay bi ñuy wax Mubaarak mu ne ko dénk naa la tool yi nag ma bayal tool yi Mubaarak dem ci tool yi pendant 3 mois di bay tool yi Nuux ibnu Maryam am doom bu jigéen puisque paa bi milliardaire la doom bi rafet na taaru na ku nekk ñëw soxla doom ji ku ñëw bëgg doom ji mu bañ ku ñëw bëgg doom ji mu bañ benn jamono mu ne puisque amoon naa ay toolu raisin xaaral ma dem ma visiter sama toolu raisin yi bi mu demee ci toolu raisin yi di visiter mu woo Mubaarak en tant que surgam mu ne ko wittal ma ci raisin yi ma lekk Mubaarak witt Muhammad mu Nuux ibnu Maryam mu lekk mu wexxat mu ne ko demal nga wittar yeneen yi neexul mu wittar mu jox ko mu lekk mu wex mu ne ko demal nga wittar yeneen ba muy 3e fois mu wittar jox ko mu wex rek mu mer mu ne ko yow xanaa yow raisin ngay béy nii nekkoo di ci mbos ba xam bu ñor ak mu ñorul yow xanaa xàmmee woo raisin bu ñor Mubaarak ne ko bi may indi fii indi woo woon ma pour may lekk ci raisin yi danga ma indi woon fii pour ma bay ay raisin maa ngi lay waatal ci yàlla bi ma bind musuma mos ci benn raisin donte bu ñor bu wadd saa musuma si mos moo tax bi ma nee ma wittal la mënuma xam bu neex ak bu naqari sa waa jug toog mu ne ko mais yow yaay kan c'est-à-dire gis nga moo tax baax soo ko gisee si ne automatiquement daf lay frappé yow yaay kan mi ne ko wallahi ni nañ ma yaree mu ne ko yow bis ni ki tey dootoo nekk ci surga dama lay jël ma def la conseil nga may xelal mu ne ko am naa doom bu jigéen rafet na lool te am naa alal nit ñi ñoo ngi may topp pour ma may leen ko loo ma ciy digal mu commencé di ko expliquer mu ne ko am na ñoo xam ne dañuy takk soxna ngir alal mi ne am na ñoo xam ne dañuy takk soxna ngir askan mi ne am na ñoo xam ne dañuy takk soxna ngir àdduna waaye nag lislaam li mu jàngale da ngay takk nit ngir diine da ngay takk nit ngir éthique da ngay takk nit ngir lii ak lii ak li expliqué
mu ne ko yow sama doom bu jigéen bi ma yor yow laa koy may. gis nga li ma leen waxoon mu may ko doomam bu jigéen bi parce que doom bu jigéen bu mu yar la malgré pas bi am na xaalis. bi mu ko mayee doom bi ñu sëy yàlla dimbali leen ñu jur ci ki nga xam mooy Abdallah ibn Mubarak bi ngeen di dégg mu nekk taabii bu mag. histoire du ko fàtte Abdallah ibn Mubarak moom lañ tuddee centre bi nekk Dakar Abdallah ibn Mubarak. ma jox la beneen exemple ci wàllu nit ki su amee éthique ni muy mel ki nga xam ne mooy Omar Ben Abdul Aziz dafa toog bureau mu recevoir benn waay ñuy waxtaanee affaire dëkk bi ak affaire jullit ñi bi ñuy waxtaanee ba pare waa ji di ko laaj ci famille am ak ci doomam Omar Ben Abdul Aziz moom yoroon lampe tempête mu fay lampe tempête bi waa ji ne ko yow pare gu ñu ngay fay lampe bi mu ne ko sànq biñ doon waxtaan ci mbiru jullit ñi lañ doon waxtaan moo tax ma am taal lampe bi waaye léegi sama mbir la ñuy waxtaan amatuma sañ-sañ taal lampe bii su ma ko defee day doon loo xam ne tooñ naa yàlla. c'est-à-dire xam nga dimension yi islam nii lay defaree nit day am benn conscience buy nekk ci yow sa digganteeg sa boroom day am jokkoo connexion bu yéeme ba nga xam ne yow da ngay ragal waxuma la sax lor waxuma la sa bopp de mais nit ñi nga nekkal àq da ngay daw sa diggante ak ñoom. Saad ibn Amir al-Jumahi biñ ko falee gouverneur Omar daf ko jox xaalis bu bëree bëri ne ko demal nga jël xaalis bi nga lekk ko parce que jot naa information pauvre la xam nga nan la jotee information pauvre la waa Hims ñoo def délégation dem seeti Omar biñ demee ci Omar waxtaan ak ñoom recevoir leen Omar nee leen balaa ngeen di dellu baytul maal dinaa fa jël xaalis dimbalee ko seen pauvre yi nekk seen dëkk dressel leen ma benn liste pauvre yi nekk ci dëkk bi su ngeen demee ngeen jox leen ko gars yi dressé benn liste jox ko Omar en tant que président jullit ñi Omar bi mu commencé lire liste bi mu lire gis Masali gis Biyaay gis Saad ibn Amir al-Jumahi mu nekk 3e position ci liste bi en tant que gouverneur dëkk bi Omar ne leen 3 nit ki kii may kan ñu ne ko kii may gouverneur bi mu ne gouverneur dafa bokk ci pauvre yi mu ne effectivement daa bokk ci pauvre yi c'est-à-dire xool leen kooku deniers publics yi ndeysaan moo kooku faalul deniers publics du dëgg Omar ci la jëlee alal jox ko ne jox leen ko pour mu lekk ko mu jël alal bi biñ ko expliqué rek mu commencé di yuuxu ci kër gi di ne inna lillah wa inna ilayhi raji'un jabar ji jàpp ne dafa am ku gaañu jabar ji ne ko lan moo kan moo gaañu subhanallah baadu amir moo gaañu mi ne ko déedéet mi ne ko kan moo gaañu mu ne ko seytaane moo bugg a tas sama kër te wallahi jàpp naa di nga ma jàppale ñu xeex seytaan mi ne ko bu baax mi ne ko kon kaay mu ñëw moom en tant que pauvre alal biñ ko jox pour mu dund ci mu jëlaat alal bi def ko ay pàcc mu ne ndaw si jëlal bi jox ko diw joxal bi famille diw jël famille diw ba mu jeex tàkk mu ne seytaane bëggoon yàq kër gi nag génneewaat nañ ko ci kër gi mi ne ko lan la mi ne ko amir mu'minin moo ma joxoon alal boobu mi ma jox nag tey moom laa génneewaat joxaat ko famille nga xam ne ñoom ñoo ko gën a soxla alors moom moo ko gën a soxla kon ñooñu soxla wu ñu woon alalu li nga xam mooy lu ñu moomul da nga leen di fal mais lu leen yitteel mooy nit ñi islam nag lii la bëgg ci ñun terewuñu nag ñu nekk ñoo xam ne ni dañuy am xaalis parce que am alal ci l'islam dafa baax ki nga xam ne Abdurrahman ibn Awfin dafa bokkoon ci milliardaire islam yi mais dafa bokkoon ci ñi nga xam ne da doon wax naan balaa may dee dinaa ko dépenser ba dootuma deseg dara parce que dama koy def fii sabilillah kon islam li may bëgg a jàngale foofu rek éthique bi moom ci yitteel nga xam ne yow duñ la fal ñuy wax naan sa kër fekk nañ fa
890 millions ah. millions la wala. non million la. 890 millions la. ñu jàpp sa gardien bi mu ne li ma jël bëriwul 300 millions rek laa ci jël. mu ne keneen ki moo jël 150 millions yi. mais dëkk bu sérieux su fekkee ne dëkk bii dañuy wax dëkk bu sérieux la am nañ ay corps de contrôle yu sérieux mais loolu warul woon egg ba fii c'est-à-dire foofu lañ toll tey ku ñu fal say mbokk lañ lay wax profitool parce que folleeku day bette alors que faluñu la pour nga profitoo mais dañ la fal pour nga jubal. Saad ibn Amir al-Jumahi li tax ñu fal ko loolu moo taxoon ñu fal ko. Omar dañ ko fal amirul muminin mu ñëw ne Omar bi ne ko waaw mu ne ko ragalal yàlla ci att bi ngay att nit ñi te bu ragal nit ñi ci att bi leen att ci yàlla. Omar ne ko wax ji nga wax rëy na du ma gouverner man rek damay ànd ak yow ñu gouverner ndoo moo tax mu fal ko. Omar bin Abdul Aziz ci jubam ak ragalam ak maandutem gouverner na dëkk bi ba nga xam ne soxlaal tuñu dara ci dëkk bi sàcc amatul ci dëkk bi tellement alalu dëkk bi dañ ko doon jox nit ñi de façon équitable ba amatuñu kenn ko soxla alal. moo tax benn voyageur dafa dugg ci àll bi fekk benn loup muy lekk benn biche mu ne amirul mu'minin gaañu na ñu ne ko lu tax mu ne jamono bi muy dund équité dafa amoon ci kaw suuf ba nga xam ne maandute justice amoon na ba nga xam ne rabu àll yëpp ba xattaa gaynde yi ak li nga xam ne mooy xar yi dañ doon ànd di foofu seen biir tey suñ demee ba loup di mën a lekk benn biche mooy wane kon génn àdduna. effectivement bu ñu jógee ci dëkk bi ñu fekk ñoo ngi koy yóbbu pour rob ko génn àdduna kon li nga jubee noonu day dem ba day impacter sax ñi nga xam ne ñoom nga jiital moo tax ñu bàyyi xel ci aspect yooyu dafa am solo ñu bàyyi xel ci aspect yooyu dafa am solo mooy que ne ñun suñu relation ak suñu borom nañ fexe mu nekk relation bu rafet suñu relation ak nit ñi nañ fexe bu nekk lu jub ñoom li ñu soxla su fekkee ñun ñoo ko yor nañ leen ko bàyyil ñun li ñu soxla su fekkee ñoom yoruñu ko ñu bokk ak ñoom loolu lu am solo c'est-à-dire ñoom li ñu yor nga donte ne yow bëgg nga ko nga bàyyi ko ak ñoom yow li nga yor nga bokk ak ñoom njiit noonu lay mel yéen tamit su ngeen ko defee foofu ngeen di mën a jaar pour mën a réussir kon incha allah lii daa doon benn introduction rek boo xam ne dañ koy wax ni léegi nag ci ñun suñu échange ci la ñuy mën a trouver ay solution ba xam lan la ñuy mën a teg ba mën a réussir ci kaw suuf ci wàllu ban citoyen lañ bëgg. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. macha allah. takbir. 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 alhamdulilah rabbil alamin. jazakallah khair. Un papa pour certains, un oncle pour d'autres et un frère. Lui, il est résident à Ziguinchor. Il est enseignant formateur. C'est un professeur d'histoire et de géographie qui a étudié à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et qui a passé à l'école normale en 2004. Aujourd'hui est une référence pour nous qui prendra la parole pour se prononcer sur ce sujet que vient développer le frère Amir Ba. Je veux nommer le frère Gen Dien. Gen Dien, vous avez la parole. Gen Faye. Gen Faye, vous avez la parole. Atelemu na Riz Al-Fati. Avec moi, qu'on a mouli à l'enco, étudiant ni élève, mouli bende et couro le cap AMS, et tel que dans mon follow de mouli à l'eau. Another boto, Kado Velola, on invite ma bi, Kabukadran Kadon Saint Demade, Sanitan Sabobiere. Et téléphone Rassemblement islamique l'eau, à de bon mot le conon. Donc, mon follow le mot, ni association follow. Karandila le mot, Mountamidana, Université Gaston Berger, Mumbe Saint-Louis,
anatama école normale abadola bitilola be sine si chorle abe karandro kunna anika hadma dum tunka karandro silola atele mu gen fayti micro bi tarla telebul bismillah gen Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk julit ñi ñu leen di nuyu islam mooy salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaleykum salaam di nuyu di gërëm kilifa yi ñu fekk fii ci Sédhiou, notamment les autorités des collectivités territoriales, autorités établissements et toute autre autorité parmi nous. Di gërëm bu baax conférencier bi, il a véritablement maîtrisé son thème, il l'a exploré de wax naag xol yi mënoon naa bañ a wax sax, mais dafa fekk ñu décidé woon ni y aura des discutants, donc dama ci boroxlu rek pour ñambaas quelques éléments. Di gëm ni xale bi day am mën nañu jàpp ni selon la puissance de l'autorité ñett étape lay xale di jaar. Premier septennat bi mooy véritablement le premier responsable ici, c'est la famille. Imam wax na ko ci yu bëree avant même la naissance de l'enfant jusqu'à 7 ans dañ jàpp ni le principal responsable chargé de l'éducation de l'enfant, c'est la famille, c'est les parents. Mais le deuxième septennat, c'est l'école. Le troisième septennat, c'est une négociation, c'est un dialogue, ça veut dire de 21 à plus, naturellement, entre les parents, la société, etc. Affaire du dialogue là. Benny tranche bu 7 à 14 ans la bëgg xaw a wax tuuti muy école, parce que je suis le produit de l'école sénégalaise, mais aussi sama métier foofu la gën a màcc jëm. École boobu école bu doy waar la bu mat a bàyyi xel, parce que imam yi nga fi wax yëpp dëgg la tiitlu na, mais l'espoir doit être permis. C'est pas parce que nous avons une école qui pourrait sauver la situation, mais nous devons nous battre pour aussi que les solutions viennent de l'école. École boobu, c'est un héritage colonial avec ses caractéristiques yoo xamante ni gënaluñu. Première caractéristique bi mooy l'extraversion de l'école sénégalaise. Dit autrement, l'école sénégalaise est conçue pour satisfaire les besoins extérieurs des préoccupations majeures du Sénégal. Kooku bu yaree nit dina am jafe-jafe pour mu am phase entre li parent bi di wax ak li école di wax. Donc loolu am solo la. Généralement suñu école yi du point de vue même compétence, ça cause problème. Non seulement il y a un caractère littéraire de cette école-là, mais duñu liggéey pour ñu manal suñu bopp lu bëree. Loolu limite la. Te l'autre élément bu am solo aussi mooy école boobu elle ne fait qu'instruire, mais elle n'éduque pas. Or l'islam dafa bëggoon yar teggu ci ñaari pied boobu muy instruction avec toutes les compétences y afférentes, mais aussi l'éducation. Ba tax na évolution lu mu joxe aussi mooy les parents d'élèves doivent prendre leurs responsabilités. Ça veut dire tollu nañ ci système foo xamante ni c'est la communauté qui doit dicter le mode qui se trouve à l'école, le mode d'enseignement apprentissage à l'école ou le programme. Te ci tur boobu communauté bi dafa war a organiser wu de telle sorte que préoccupation yu population
école man ko yóbbaale école yóbbaale ko ci programme xale yi mais école yóbbaale ko ci formation des enseignants parce que yaa ngi wax yaay de mais doom wala xale dafa gëm professeur am ba tax na mën nga dàq enseigner sa professeur sa doom boo tiimee kaye muy réciter nga ne ko diw nii dana non papa sama maître nee na nii la te noonu lay doon si tu es un parent responsable pour contrarier jamais pour remettre en cause l'autorité de ce professeur là à l'endroit de ton enfant da ngay jël note nga dem tase ji ak professeur am peut-être wala ak maître am waaye bul ko ne man maa am dëgg sa maître amul dëgg li ma bëgg a wax mooy gis nga école sénégalaise dañ ko doon commencer di critiquer ne nguur gi yéen dans votre Sénégal là am na espace yoo xamante ne amu leen possibilité teg fa enseignement classique looloo tax nguur gi di jéem a introduire les enseignements arabo-islamiques dans les écoles sur la base de 4 ou 5 éléments mooy daara classique daara modernisation franco-arabe classique franco-arabe moderne et cetera et cetera brèche yooyu état dressé moom laa invité communauté bi mu saisir ci exiger à ce qu'il y ait des écoles franco-arabes un peu partout dans le Sénégal lu ci am solo la parce que ci lañ mën a sukkandikoo c'est des enseignements arabo-islamiques mais c'est des enseignements aussi du programme classique dañ fay jàngale philo dañ fay jàngale maths dañ fay jàngale lépp selon le modèle selon la langue véhiculée mais quand même dañ fay jàngale te dañ fay jàngale l'islam dañ fay jàngale arabe donc bëgguma monopoliser la parole mais c'était tout simplement pour dire les parents d'élèves n'ont qu'à reprendre l'initiative de demander à ce qu'il y ait véritablement des écoles franco-arabes un peu partout dans le Sénégal, surtout là où ils sont véritablement majoritaires. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. 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 Takbir.